plateau MCTV pour poser quelques questions maanaam si livre bi nga xam ne ni bind nañ ko asalaamaaleykum Cheikh Alioune ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam ñu ngi lay delloo ziara bu baax naa di nuyu ak di ziara mbokki téléspectateur yu Medina Cheikh TV yëpp di kontaan ci invitation bi nga xamante ni moom ngeen ñu defal pour ñu mën a waxtaane lenn rek ci livre bi nga xamante ni moom la ñu bind cercle de référence bu Medina Cheikh bind ko ñu tuddee que l'imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte. jërëjëf Cheikh Alioune donc comme ni ñu ko doon waxee léegi rek yéen da ngeen bokk ci ñi nga xam ne ni ñoo bind livre bi nga xam ne ni présenté nañ ko ci événement yi ci symposium bi surtout def ci waxtaan bu yaatu guide bi di Seydi Mouhamed El Cheikh itam expliqué ci lu bëri tey nag ñu leen di remercier vraiment ci accepté bi ngeen accepté sunu invitation bi ñu leen di dalal ak jàmm ci sunu plateau bi et donc sans tarder on va passer aux questions. Et donc suñu xoolee guide bi di Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh dañu gis que ni dafa nekk quand même koo xam ne ni ku mystique la mais itam partagé entre deux réalités donc et aussi mu révéler ay connaissances yu exceptionnelles révéler ay réalités yu yéeme et donc ñu définir que itam si benn livre bi nga xam ne ni njëkkoon ngeen ko bind toujours yéen waa cercle de référence te ñu tuddee ko argument du ciel te mu feeñoon itamit daaw ngeen publié woon ko daaw si gàmmu gi si même période ren itamit ngeen indiwaat beneen livre muy l'imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte muy livre bii ñu leen wan léegi ñu bëggoon lekk Cheikh Alioune soo leen ñu mënee defal benn résumé bu ndaw rek si li nga xam ne ni moom la livre bi ëmb en gros. macha allah soxna Rama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci présentation bi nga xam ni sax jot nga ko def ci livre bi ñu bind bi nga xamante ni moom la ñu tuddee Seydi l'imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte comme ni nga ko waxee mu nekk benn suite benn prolongement ci livre bi nga xamante ni jotoon nañ ko bind daaw te mu tuddoon Seydi Mouhamed El Cheikh l'argument du ciel su ko defee livre bi comme ni nga xamante ni moom lañ ko titré muy l'imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte mu mel ni kon ci wàllu histoire lay dellu si ak ni nga xamante ni sang bu tedd bi di imam Mahdi moom mi ngi ci def liggéey boo xamante ni bu amul morom la boo xam ni lu ñu masul découvrir la ci ay révélation ci côté bi nga xamante ni moom la ñuy tuddee histoire sainte ba dañuy wax définition histoire sainte ci boppam ci moom lañ ko jànge moom sang bu tedd bi waaw te mu ni histoire sainte boo ko doon définir da nga naan mooy mbooleem histoire wala événement yi nga xamante ni dafa marqué monde xaybu waaw mu ni histoire sainte boo koy wax mooy mbooleem événement ak histoire yi nga xam ni dafa marqué monde xaybu ba mu jaral leen ñoom ñu jël dem sa manuel bi nga xamante ni moo nekk ca xadratul ilahi ñu bind ko foofu waaw te loolu cëru axtaab yi la waaw Seydi Mouhamed El Cheikh nga xam ni moom mooy xutbul axtaabul kabir di xalifa Mawlaay Cheikh Tidiane fi nuuril azam moom nag moom moo am cëru ñëw jàngale li nga xam ni moom mooy histoire sainte moo tax ci gàmmu yi nga gis même gàmmu yi passé yëpp muy raconter lu yéeme ci côté histoire sainte yoo xamante ni pourtant dana am yeneen aktaab yeneen xutb yoo xam ni nekkoon nañ ci foofu lu ci mel ni adduratul bayda ñooñu ils étaient présents ruux yooyu noonu waaye moom cëru xutbul aktaabul kabiram moo tax maanaam histoire yooyu ci ruuxam moom lañ ko enregistré waaw li tax moom mu nekk le témoin oculaire de l'histoire sainte mooy que ni histoire yooyu fekkee woon ko noonu rek taxul ñu jël histoire bi enregistré ko ci sa ruux moom le fait que nag histoire yooyu mu fekke ka ñu enregistré xaqiqa yooyu lumière bi ci ruuxam loolu moo tax mu nekk le témoin oculaire de l'histoire sainte ba mën a ñëw di jàngalewaat histoire yooyu kon y a une différence ci teew ci bërëb rek ak mën a nekk témoin oculaire waaw xëy na bu dee ci cadre zahir moom noonu lañ koy déggee mooy teew nga rek gis nga tu es un témoin oculaire mais gis nga bu dee ci cadre xaqiqa ci cadre xaybu fekkee dara taxul nga mën ko nettali waaw bu dee ci domaine xaybu fekkee dara taxul nga mën ko nettali waaw ci cadre xaybu fekkee dara taxul nga am cëru mën ko nettali. et surtout aussi dagguma la sax ñun dañu gis ci itam benn spécificité ci jàngaleem yi parce que yi muy nettali non seulement da koy def d'une manière précise d'une manière claire et nette mais itam dafa révéler loo xam ne ni quand même mosuñu ko dégg fenn. mi ngi noonu gis nga loolu aussi mooy particularité bi ma lay wax mooy fekke loolu mais gis nga façon bi mu koy nettalee façon bi mu koy jàngale loolu gis nga ci pouvoir am lay dellu si moom moo tax gis nga avant ñuy indi aspect bi nga xam ni mooy dellu si wàllu science am
ak ci li nga xamante ni mooy histoire yi mu jàngale dans le passé et dans le futur ñu def d'abord benn introduction ci premier chapitre bi ci li nga xam ni moom mooy pouvoir am parce que pouvoir boobu moom moo tax aussi mu mën a ñëw histoire yu yàgg yooyu ci ay milliards d'années ci wàllu xaybu mu ñëw moom sang bi mën ko nettali waaw moo tax ñu njëkk def taxaw seetlu ci li nga xam ne moom mooy pouvoir am premier chapitre bi ñu ngi ko titré Seydi Mouhamed El Cheikh au carrefour d'un pouvoir mystique et spirituel à la dignité de l'imam al-Mahdi waaw de l'imam Mahdi loolu lañ titré premier chapitre bi maanaam essayer ci def benn jàngat ci pouvoir am moom pouvoir boobu nga xam ni moo ko permettre tey jii mu mën a toog boo xoolee lu mel ni gàmmu pendant 4 heures de temps wala 5 heures de temps d'affilée yoo xamante ni day nettali histoire yoo xam ne cohérence bi muy am rek moo njëkk yéem nit waaw cohérence bi muy am rek moo njëkk yéem nit asatuma laag nag li nga xam ni moom lay kii nga xam ni kon pouvoir boobu du rek lu nit di réciter mais ay voyage lu muy def la ci diggante monde yi nga xamante ni yëpp mooy monde yi muy parcourir ci côté caché benn bu ne mu mën fa jëlee xàqiqa bi nga xamante ni moom la soxla présenter nit ñi mu présenter leen ko muy loo xam ni c'est vraiment fascinant ci nit koo xam ni mën nga toog ci béréb bi ànd ak nit ñi mais ci moment boobu yaa ngi am benn vision boo xam ni ci diggante xaybu diggante xaysi diggante albast ba mën a présenter nit ñi lumière yi nga xam ni mooy lumière yonent bi di borom guddi gi waaw après nag si la ñu ñëw ci li nga xam ni moom mooy mission am ci deuxième chapitre bi waaw ñu wax Seydi Mouhamed El Cheikh au service d'une mission universelle salvatrice de l'imam al-Mahdi waaw moo loolu mooy de la charge de l'imam Mahdi mission boobu nga xam ne ni mooy mission imam Mahdi moom sang bu tedd bi mu yore ka histoire yooyu yëpp comme ni ñu ko nettee mu nekk ci témoin oculaire di ko jàngale ci troisième chapitre bi nag si la ñuy soog a ñëw ci séance yi nga xamante ni moom lay jàngale waaw moo tax ñu ni Seydi Mouhamed El Cheikh et sa maîtrise parfaite des événements passés et futurs une révélation de la dimension cognitive de l'imam al-Mahdi waaw foofu ñu raconté si lu bëre maanaam lenn sax la ñuy wax lu néew rek ci histoire yi nga xamante ni aussi mi ngi ñu koy baaxee ci ay jàngaleem moom waaw daal di koy tëjee ak benn partie aussi ci histoire sainte moom mooy compagnonnage am son compagnonnage moom l'imam Mahdi avec le prophète Isa ibn Maryam waaw loolu moom mooy dernier chapitre bi nga xamante ni moom moo constitué livre bi maanaam ci 4 chapitres yooyu daal si la ñu sendee li nga xamante ni moom mooy œuvre bi ñu titré l'imam Mahdi témoin oculaire de l'histoire sainte macha allah. macha allah jërëjëf Cheikh Aline si résumé bi nga xam ne ni indi ngeen ko si quand même muy résumé bu am solo.